ñi dalal sunu waajur di ko sant si teewaayu wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masaabiha at bu nekk mu ñëw couleur jataay couleur ga si jëmmam te xam ne ñépp a ngi koy sollicité couleur que si xam-xamam itam parce que jataay bi jataayu xam-xam la jataayu Seydi Hadji Malick la fu nga xam ni fii manhaju Alaaji Malick rek lañ fi def tax di sant sunu waajur wi nga xam ni moo daaneel kàddoom papa ñun duñ doyle si yow ndax dégg bi nga dégg àdduna yaatu bi sax xam-xam yaatu ak nettali itam bi nga ñuy nettali démb ndax ku fekkee démb yaa ma nettali démb muy démb gu nga xam ni gii nag si njaboot yi ñu nekk dan ko soxla lool ndax mag ñi wax nañu lépp te manhaj bi ñuy jële fii foo dem si àdduna moom ngay def topp bi barki démb laa dem à Amsterdam si benn kuréel bu naan ALAHEY World Justice Project un projet pour la justice dans le monde at bu nekk dañuy invité parlementaires yi defar loi bi ak juristes yi nga xam ne ñooy mettre en œuvre la loi adduna bi yëpp a fay day tout le monde sénégalais yi rek laa gisul ci plateau lu ko xamal lu tax man rek maa fay teew comme sénégalais mais ñëpp ay ñëw te at bu nekk daanu jël benn région seet lan la fa justice di doxe daaw Sénégal moome woon te ay OCDE la Banque mondiale ñëpp toutes les autres La Haye est la capitale de la justice fa la Cour pénale internationale nekk juge yëpp ñëw américains yi ñëpp ay teew daaw ñu jëloon Sénégal parce que dafa am lu leen jaaxaloon sur l'indépendance de la fonction publique, l'indépendance de la justice et l'indépendance du Parlement dangay gis kenn moo ñëw def réquisitoire bi pays bi avocat de la défense défendre pays bi ren c'est l'Afrique de l'Est moom moomee woon ñu jël Rwanda jël Tanzanie jël Ouganda jël Soudan du Sud yépp avocat bi moo ñëw réquisitoire procureur bi attaqué mais l'avocat de la défense day défendre pays bi ñu attaqué Rwanda naan Rwanda dañuy wax ni pays de démocratie la mais dañuy tëj les opposants waaye avocat de la défense moo ni c'est le seul parlement du monde bu nga xam ne bi 65% des députés c'est des femmes amul feneen si àdduna waaye bi ma demee foofu manhaju Alaaji Malick laa fay ndax ni ñuy indee justice ak ni mu leen itteele sëñ Moustapha bi ñu génn àdduna dafi bàyyi li ñuy wax dénkaane bi ñaari mbir la si wax bu jëkk bi dafa wax ni bu leen wax lu ñaaw di ko génne seen génne beneen bi ñuy wax fu ñuy waxee affaire adl affaire justice fu ñu koy bëggee néewale dooleen da ngeen xeex ba tëdd sa naaj loolu sëñ Moustapha bi ma jëlee kàddu ma nettali leen li yàlla wax si alquran gëmunu sax ni aaya boobu mi ngi si alquran man yàlla moo wax ne wa laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna maahum alkitab wal mizan li yaquma annaasu bil qisti li yaquma annaasu bil adl muy aaya bu doy waar ñoom bi mu leen ko waxee dañu lii mi ngi si alquran man leen mi ngi si alquran yàlla ne yonent yi nga xam ni maa leen yónni ba pare yónni wu mu leen kese dem leen jox téere ñu indaale lenn rek moo tax ma yónni leen pour que règne la justice sur terre yonent yépp téere yu wàcc yépp y avait qu'un seul objectif faire de telle sorte que la justice règne sur terre
alkitab wal mizan xoolal mizan boobu kenn rek moo ko appliqué dans le monde, c'est les Américains. fexe nañu ba am ce qu'ils appellent check and balance moo xam justice bi dafay nekk, mais y a des contre-pouvoirs yu nga xam ni su fekkee ni justice bi mi ngi bëgg nërmel ñoom ñooy intervenir rétablir la situation. ñëpp nag lan fi nekkal dernièrement bi ñu accusé Donald Trump mooy le chef de l'État, mais dañ ko accusation bu grave grave, mais le procureur de la République moo ñëw rétablir la situation. Il faut que mu am al-kitab wal mizan, check and balance, un équilibre des pouvoirs. ñoom ñoo koy appliquer pour l'instant. waaye bi mu leen waxee aaya boobu ñu ne ma aaya bi mi ngi si alxuraan mi ngi si alxuraan ma ni que man haju Alaaji Malik moom laa ko indi laa tarkunu ila alladina zalamu fa tamassakumu naar. sëñ Cheikh daf daan wax naan yàlla bëggul ku tooñ, waaye ki mu gën bañ mooy ku ànd ak ku tooñ. nga fekk ay nit tooñ nga xam ni dañu tooñ nga dem ànd ak ñoom. yàlla ne sëñ Cheikh ne yàlla loolu kooku la gën bañ te alxuraan la nee na bu leen jéng jëm si ñi nga xam ni dañuy tooñ. ndax keroog yow war xiyaam su mu leen dee duma yéen ñi àndoon ak moom danaa leen boole si duma bi. manhaj boobu di manhaju Alaaji Malik xam ni manhaju xam-xam la. da ngay nekk aux États-Unis dugg si oto benn borom taxi coq la si benn waxtaan rek nga indi manhaju Alaaji Malik teg. fan yi dem doon xalaat ndax adduna bi dafa jaxasoo ba nga xam ni dama ni man li ma des sama dund damay jàng alquran di jàng xilaasu zahab di sëñ Haaji Malik woy si yonent bi di jàng xasaayid di sëñ Babacar Si Cheikh Ahmed Tidiane. man leen ñett yooyu rek man doy na ma soxlaatuma leneen bëggatuma dégg dara si àdduna. waaye ma dugg si benn taxi bi du ma yóbbu à Washington ma gis ni taxi bi Bible rek lay dugg chapitre bu jeex mu passé waat si beneen chapitre. ma ni ko mais man bi ma duggee si taxi bi ba tey Bible rek ngay dégg. mu ni ma waaw ma ni ko lu tax mu ni ma damay waxtaan ak yàlla. mënatuma supporter politicien, mënatuma supporter journaliste. donc su ma xasee ba dugg si oto bi Bible rek laay dégg. ma ni ko man li ma jaaxal fan yi maa ngi xalaat lu mel noonu bëggatuma déglu dara lu dul alxuraan, bëgguma déglu dara lu dul xilaasu zahab ak woy yi Cheikh Ahmed Tidiane sëñ Babacar woy Cheikh Ahmed Tidiane. mu ni ma yow fekk waa ji c'est un Ghanéen. mu ni ma man chauffeur de taxi là mais je suis un prêtre, j'ai ma paroisse le dimanche ñëpp fay ñëw ma leen di wax. mu ni ma yow lan nga ma ni koy jullit la. mu ni ma yéen ñëpp safara ngeen jëm. te man chauffeur de taxi États-Unis ñemee moom la ndax ñoom ñëpp ils sont armés. rey la pays bu nga xam ne bi xëccoonte priorité ñu rey la tu vois man du mu leen ñeme. bi ma waxee loolu man ko kii dama koy tontu wala duma ko tontu. mu ni ma yéen ñëpp safara ngeen jëm ma ni ko mais lu tax mu ni ma parce que gëmu leen yonent Yàlla Isaa. ma ni ko déet su dee loolu rek man àjjana laa jëm ndax amana rasul ñun dañu gëm yonent Yàlla Isaa. yéen a gëmul yonent Yàlla Muhammad waaye ñun yonent Yàlla Isaa suñu yonent la. ñuy waxtaan du yàgg pour wax rek la nii manhaju Alaaji Malik foo dem dañ koy yóbbaale. dama dem Paris temps yi gis fi benn téere ñu naan les derniers jours de Muhammad. le même auteur ou bien la même auteur indi beneen livre bu tudd les califes maudits. xam nga ñun xulafa rachidun la ñuy wax moom mu wax les califes maudits. bind les derniers jours du prophète lu nekk mu yàq ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. def naa sax kii dañ ko tere woon si dëkk bi et cetera mais mutul tere ndax ñaar ñëpp sa maam si Hajj Malik sa maam si Hajj Malik kii mi ngi ko tontu si wa ama uhdi min dahshatin axaru dafna nabi. yi walisti xaalihi Hajj Malik mooy jël buntu bu mujj bi si xilaasu zahab muy les derniers jours du prophète ak la fa xew lépp nag
mu nettali que sama si xajma yi si nettali bu nga xam ne bi intellectuellement ku ko réer ku ko liir kii du la jaaxal si xajma yi moo def loolu ma xam ni foo dem si àdduna mën xajam su fekkee ni topp nga ko rek doo réer waaw waa ji wax itam ni les califes maudits ñun xulafa urashidun la ñu wax moom mu ñëw ni ils sont maudits te sama si Hajj Malik si laamiye bi mu demee ni xulafa yi askuru ashaara wa askuru ashaara nabi li annahu khilafatu ba'da nabi jamil ala azim wa ila wiladati hurmata bi dafa régler benn problème boo nga xam ne bi benn siren réglé wu junj naka si buntu bu mujj si xilaasu saa waaye si laamiye bi la ko gën traité dafa ni danaa fàttaliku ashaabu nabi waxu naa fàttaliku asuru xulafa nabi ay gorom la wax say Hajj Malik indi gorob kenn par kenn mu wax la ni nga liggéey gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alors que les derniers jours du prophète ñëpp dañ ne woon yonent bi dem na yóbbaale na nu bu wax dara du jàkk sama si Hajj Malik ñëw ni dinaa tudd gorey yonent bi mais pourquoi mu wax goro lan la fa goro du wut pourquoi mu wax waxu xulafa nan la ko waxee si bayti bi li annahum لأنهم بعد النبي جميل parce que ñoom ñëpp seen xilaafa rafet na moom mu ñëw ni les califes maudits sama si Hajj Malik di jël kenn par kenn commencé si Aboubacar ñëw si Omar ñëw si Ousmane ñëw si Ali waaye mu réglé benn problème boo xam ne dafa lëntoon ñëpp lu tax yonent bi muy dem wutul ku ko wut lu tax jëlul Aboubacar ni moom la jëlul Omar ni moom la jëlul Ousmane ni moom la jëlul Ali ni moom la c'est Hajj Malik tëb rek attaqué goro yi wane ni comme si tuddoon ñu tuumaal su tuddoon Aboubacar ñu ni li muy papa ya Aïcha tax su tuddoon Omar ñu ni li muy bàyyoo Absa tax su tuddoon Ousmane ñu ni moom li muy bàyyi Umu Kalsum Roqaya bi mu demee Umu Kalsum remplacé su waxoon na Ali ñu ni li muy bàyyi Fatima tax mais soo gisee si Hajj Malik ni mu koy indee yal na ko yàlla fayal dafay tontu ay tontu yu nga xam ne xëy na jamonoom junjoon na ko rek waaye suñu jamono bii la gën andi solo donc man xajam rek si la ñuy sukkandikoo lépp lu nga xam ni daje na moom si àdduna daje na moom si jamono yi ñu xam rek nan lañ koy tontoo wa min annaasi man yu'jibuka qawluhum fi lxayaati dunia nee na am na ñi ñu nga xam ne yonent bi lay waxal ni que lu nu wax daanu lay yéem dañuy dem bay seddaloo yàlla ni ñoom li ñuy wax si devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu gëm te gëmuñu ko wa huwa aladul xisaab micro gëmuñu yonent bi gëmuñu leneen waaye suñu waxee waat ni li nu gëm li ñuy wax di ko génne loolu la ñu gëm yàlla weer leen wa azkuru ashaara nabi li annahu khilaafatuhum ba'da nabi jamiil la azimu layla
ولادة حزبة إذا لم يكن مع الحرام عضو وأبدأ بالصديق وأبدأ تسعبه خليل عظم لا إله ولادة حزبة إذا لم يكن معه العرام أثلث بالمقتول ظلما فيعله كبق سيدنا محمد لقد جمع القرآن وهو عدو يثلث بالمقتول ظلما فيعلى لقد جمع القرآن وهو عدو gis nga sa maam si Hajj Maalik dafa jël saaba yi kenn par kenn commencé si Aboubacar li mu def wax Umar waaye bi mu ñëwee nag si Ousmane mu taxaw ndax Ousmane problème la si siira maqtalul Ousmane neexul ak lay ndax Ousmane moo dagalee alquran bi yonent bi génnee àdduna alquran benn soxnaam moo ko yore woon mooy Sayyidatuna Hafsa mooy doomu Seydina Umar Ousmane moo ko dem jëli bi ñu yégee ni saaba yi ñu ngi dee si xare yi mu dem dagale alquran yonent bi may ko doomam mu génn àdduna mu may ko beneen doomam dagale alquran yonent bi taxaw ni maa ngi jëm xare Tabuk am naa armée awma arme ku ma jox arme àjjana nga jëm Seydina Ousmane taxaw ni ko maa leen di équipé en arme وجهز جيش العسر جازاه ربنا بي كان يستحي الأمين رسوله وجهز جيش العسر جازاه ربنا بي كان يستحي الأمين رسوله أسلس بالمقتول ظلما فيعله لقد جمع القرآن وهو عدو mu ni maa ngi ñettelee Ousmane bu nga xam ne dañ ko rey dañ ko tooñ rey ko xoolal ku nga xam ne kii yaa dagale alquran yonent bi may la ñaari doomam suñu demee ba jàq amuñu équipement armé moom mooy taxaw joxe équipement bi yonent bi ni ko àjjana nga jëm mu amoon benn teen bu nga xam ne bii dañu dem ba teenu Medinatu Munawwara yi amatul teen benn juif moo ko yore benn teen di chantage jullit yi ku mu joxul nga naan doon naan yonent bi ni ku jënd teen bi dootoo defati si àdduna lu la yàlla bindalee bàkkaar Ousmane taxaw ni jënd naa teen bi sa maam si Hajji Malik nee na yonent bi daf daan toog ak saaba yi ba si ak ni génne leen seen course ñu génne seen course mu ni nanu ñaanal Ousmane yàlla yàggal ko ndax lu baax li muy def si ji وقص له الهادي الدعاء مكررا ولي رفيق للنبي رسول muy xaritam di saabaam di ko conseil technique am waaye gis nga kooku nan la mujjee dañ ko tuumaal moo tax politique baaxul soo dee xool politique da ngay xool ba si ak da nga koy gedd am na benn livre bu génn tan yi ci tudd la haine en politique yéen ñëpp na ngeen ko jënd ngeen lire ko la haine en politique nga xool diggante des politiciens waxuma ñu bokkul parti mais ñu nekk dans le même parti kenn bugg si sa morom Ousmane ñu tuumaal ko wax ni dafa bayaatu Ridwaan fekke wu ko dafa daw xare Badar te ñëpp xam na ni li xew xare Badar lan la di ko tuumaal ba provoquer une révolte Seydina Ousmane bii nga xam ne si Hajji Maalik wax na si moom li yëpp dafa toog di jàng alxuraan ñu ñëw dagg baat bi
soo demee à Istanbul le musée de l'islam ba fa nekk kaamil bi ñu doon jàng kon gànnaayoo man aju Alaaji Malik foo dem si àdduna nga fàttali ko li nga xam ni moom la mag ñi jàngale te li mag ñi jàngale sëñ bi yeneen koy fàttali ndax yéen a fekkee démb bu fekkee démb nag yaa mën nettali démb ñuy dund nag benn jamono bu doy waar wa min annaasi man yu'jibuka qawluhu fi xayaati dunya wa yushhidu llaha ala ma fi qalbihi aladul xasan yonent bi la yàlla di waxal ni ka am na ay nit yu nga xam ni ku mel ne Ahmad Shurayqi day ñëw taxaw ni yonent bi yow laa gëm yonent bi yow yaa tax man yow laa sopp yow laa bëgg lépp loo woote maa si gën yàlla ni gis nga kooku di la wax ak yonent bi ni muy gëmu la su jógee fii nga nekk lan lay def day wër àdduna bi rek di yàq jamono ji nag loolu moo fi bari ñi naan ñoo ànd ak yow yëpp àndu nooy إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين عضوا عليهم الأنامل wallahi loolu moo fi xew yonent bi nag yàlla di ko aar naan ko ñii taxaw naan yow la nu gëm yow la nu topp gëmunu la toppunu la suñu jógee su la wanee gannaaw rek ñu ngi def lu nga xam ni safaanu li ngay woote la muy màndarga jamono ji ñu bëggoon nag ni ko sëñ Abdou waxee woon fait de cette conférence la fête de l'intelligence iidul aql wa iidul zaka loolu la ko sëñ Abdou bëggee woon moo tax sëñ bi su ngeen ñëwee di nu nandal si li nga xam ne moom ngeen jëli si mag ñi dañu ñaan yàlla rek yéene sëñ Abdou yan na ko yàlla moo ten ñu ngi nuyu teewaayu soxna maam Fama bu sëñ Abdou ak soxna bu sëñ Abdou di nuyu itam teewaayu le ministre Abdou Karim Fofana ministre de l'habitat di nuyu itam teewaayu sama xarit sama kóllëre Cheikh Gueye waaw nee na nag nekk ministre indi wu ko fi dafa boole boppam si lii ndax daaw ñëwoon na te nekkul woon ministre ren tam mu ñëw te nekkul ministre ñun jàpp ni ministre yëpp waroon nañu ñëw fekkee lii ndax kii benn la si Sénégal c'est la plus grande conférence du mois de Ramadan amul feneen conférence bu nga xam ne bii njabootu si Hadj Malick yëpp ñoo ñëw pare na ñëpp a teg ndax màggaayu bés bi kon nag doon na rafet ñoom ñëpp ñu ñëw waaye xam naa ni conférence bi ñoo xaw bare rek moo tax mënuñu teew fépp kon nag monsieur le ministre ñëw nga dugg leen géew teew nga teewal nga leen te kontaan nañ si trop yal na yàlla yàggal sa taxawaay loolu rek laa ni woon naa si jàmbaas lii rek pour présenter leen téere bi ngeen jël lii ko mel na ngeen xam ni seen naam si Hadj Malick tontu na ñaari téere yëpp dem leen dellu leen si Xilaasu Zahab dellu leen si laamiye bi bëggoon rek nag ñu ngi koy defee ak mu nekk jébbal kàddu gi suñu waajur sëñ Babacar Sy Abdou laa yiw du doy waaw su fekkee ni woon loolu rek la su waxee ba pare amatu laa wax waaw rafetal jataay bi rek xam na ni fi nga mën yóbbu jataay bi si wàllu xam-xam ak wàllu sell ak wàllu dégg moo taxoon rek ñu bëggoon la jox kàddu gi su fekk woon ñaari baat ni leen asalaamu aleykum ne aleykum salaam leen waxal bisimilah rahmaani rahim xam nga lu tax tey mooy 19e édition ci conférence te 19 mooy limu bisimilah rahmaani rahim bisimilah 19 mooy limu bisimilah rahmaani rahim kon nag jàngal nu lim boobu rek salaam